salaamaaleykum ami internaute bonjour j'espère que yéen a ngi cool comme ni ñu amee habitude di ko def après chaque épisode ci film yi nga xamante ni moom ngeen safoo di ko seetaan ci Pikini Production saa su ne rek ma wax leen ko ñun la ak yéen saa su ne ngir dab seen i bànneex. Heureux de vous retrouver après chaque épisode ci Madior ak Dior ñu àndandoo waxtaanee ko ci seen i commentaires. Décortiquer film bi li nga xamante ni moom ngeen seetaante seetlu ko ci biir film bi ñu waxtaanee ko ñun ñëpp ci li nga xamante ni mooy épisode bi nga xamante ni moo weesu ak quelques extraits yi nga xamante ni passé na ci Madior ak Dior tey nag ñu war a fas yéene ànd ak yéen décortiquer li nga xamante ni mooy Madior ak Dior. Madior ak Dior di film bu am solo di film bu bëri secret di film benn film boo xamante ni histoire de famille boo xamante ni mu bëri ay link. man kenn rek lay jaajëfal muy ki nga xamante ni mooy scénariste bi xam ni liggéey bu rëy la def ci Madior ak Dior ndaxte boobu ba léegi ñu ngi seetaan film bi ñu ngi am satisfaction ba léegi fil conducteur bi wàcc guñu ko film bi mu ngi am link mu ngi am cohérence histoire yaa ngi dem benn par benn te ñu ngi ànd ak moom di comprendre li nga xamante ni mooy Madior ak Dior jël nañu départ ak moom depuis ci saison 1 bi ñëwaat nañu ci saison 2 bi ba léegi mu ngi tegu ci yoon kon donc lii di Madior ak Dior histoire bu riche la histoire bu am solo la ba tax na balaa ñuy def dara dañuy seetaan quelques commentaires après ñu ñëwaat ak yéen tout de suite les commentaires. salaamaaleykum Pikini ziar naa leen yéen ñëpp ñi seetaan bon dina ne duma mës a tay di wax ci Madior ak Dior ak yeneen sëy yi et tout ça man nag tey dama doon wax ci Kébé Dior ak Madior dina ne Dior gënal am ci sa jëkkër confiance parce que soo ko amee fu mu munti jëm rek sa xel day dal dinaa ne Madior na moytu Kébé bu baax a baax parce que su ko moytuwul ñun jigéen ñi dañoo bëri ay yu sew bëri ay pax xam naa ne su ko moytuwul fu mu jëm du baax su yëboo mu muus xam ne moom Kébé fu mu jëm ak moom du baax su defulee attention c'est ça merci beaucoup. naa leen waa Pikini Ndeye Camara moo ñëwaat ci commentaire wu Madior ak Dior seetaan nañ épisode bi man ci kii lay dal nu tuddati ci Kébé instant bi moom dafa jàpp ne Madior lekkam la donc fu mu jaar dina def le tout pour am ko donc na Madior def attention bu baax a baax te xam ne liñ naan jigéen du rëbb di sooy mukk loolu moom dafa leer dëgg la beneen bi stop mooy yaama est-ce que moom mu toog ci kër gi wala mu génn tamit même bu fekkee dafa génn yaayam bu bëggul ñëwaat du ñëwaat te instant bii nii est-ce que dinañ comme Madior ak tonton Libaas dem nañ pour jëli ko mais est-ce que ñoom dinañ ko jël parce que yaayu yaama dafa capable muy naar jóob man épisode bi nag li ma ci gën a neex mooy dëkk bu ma dem am fa far xam naa ne moom bari na far trop mais bon. Pikini Production ci loo leen nekk waa Madior ak Dior nag moom nekk na benn film bu neex benn film boo xamante ne yaakaar naa ñëpp a ngi koy suivre te boo koy seetaan dañ si jàngee lu bari dañ si jàngee lu bari parce que si Dior fi muy xalaatee affaire yooyu te tey jii mënoon na xalaat ànd ak Madior nekk di wër naar affaire yooyu te xel mi Dior am daal yaakaar naa ne danga ko war di xalaat ka moom chaque jour dafa mën bëgg a récupérer doomam mais tant que doomam mu ci kër gi moom naar du dem fenn du génn Sénégal du dem fenn et tout nekk na benn film bu neex daal. bëggawaat naa leen di waa Pikini jaaraat leen tey kii bi neex na de Madior Dior bi tey moom macha allah instant bi daal xam nga lu des ci kaa bi après ndax naar day rëcc ñooñu wala naar dañ koy yóbbu xam nga gars yi jàpp nañ ko balaa may gëm ne naar du leen rëcc man dina ma jaaxal wala mu teg ay pexeem naar dafa bëri ay njuy njaaj bi. Kumba Faye man maa ñëwaat di ko commentaire ci Madior ak Dior mu doon série bu neex boo xam ne ñuy joué ni lu am la ci famille vraiment ñuy rafetlu bu baax a baax man moom ci naar rek laa ñëw parce que naar lu mu def du yoon ba pare mais tamit rëcc bu mu rëcc
tamit waru ko woon def xëj na sax doom moom dafa sori ci xolu yaayam mais mënoon na tee rek ko xam ne yéeg moom day génn parce que man gis naa ne mère Mariama deewul gis naa loolu parce que may fatal Pape Ibrahima mu ngi naan ko muy wax ak kii naan ko bala mu ngi wax ak naar naan ko bala non mère Mariama la doon waxoon naan ko balaa ñu attaque kii di nga ñëw bu teewoon rek ñu ngi lijjanti loolu bu teewoon rek yaakaar naa dina gën ci ya mais yaama dama ko yërëm vraiment bañoon naa ko nag moom yaayam moom vraiment yërëmoon joon nag mais instant yi moom dama yërëm aussi yaama la muy dund metti na trop vraiment. ñoo ko déggandoo gis ngeen commentaire yi gars yi xam nga waxtaan nañ kenn ku nekk wax na ci xalaatam li nga xamante ni mooy Madior ak Dior mooy ni mu leen ko waxee léegi rek film bi mu ngi am link am cohérence histoire yi amul lenn loo xamante ni sauté nañ ko mais saa su ne rek ñu waxtaanee ko ñun ak yéen ba xam carrément film bi fan la jëm xam naa ne ñu bëri loolu la ñu yàkkamti te da ngay dégg léeg-léeg yenn commentaires yi effet bi day xaw a bizarre si yow day mel ni comme gars yi nekk ñu di seetaan film bi ndax boo nee di seetaan film bi concentré wu ci histoire bi di nga xam ni point par point amul dara loo xamante ni sauté nañ ko dañ leen andil quelques extraits yoo xamante ni dina rafraîchir mémoire yi un peu gars yi delluwaat ñu defaat benn rétrospective dellu ci ginnaaw un peu rek andil leen quelques scènes yoo xamante ne dina dimbali yow miy seetaan li nga fàtte woon ñu fàttali ko yow miy seetaan li nga xamutoon ci biir film bi mu mel ni day xaw a leeraat ci sa bopp ñu seetaan quelques extraits de Madior ak Dior. Biray ku la wax ne amoo doom bu jigéen mën naa nekk de danga fàtte may mun a fay. papa rus naa la torop mais kii rey sama yaay xalaatuma bokk ak moom jotaay bay lekkandoog moom. maa ngi dem. fooy dem dangay dem liggéey. non tey liggéeyuma. waaw dama bëgg a dem village sama yaay moo ma woo démb mu ne dafa grippé. sa yaay nu mu tudd sax. Maymuna Fay. soo demee nga ne Maymuna Fay ba ne nee la ñu ngi lay seet di la ñaanal yàlla yal na ko yàlla yëkkati fëgg boppam ci kàttanu yàlla. naa ko jottali yóbbante. incha allah d'accord chérie. sama papa moo ma génne. Qui est ton père? Yes noonu lay demee seetaan ngeen extrait bi am na solo mais dama leen di may benn affaire bu ndaw rek ngeen xoolaat ko après évasion de Nar Diop panique à domicile xool loolu noonu. Quoi? Comment ça elle s'est évadée? De fric. Elle s'est évadée. Moi je vais la rattraper. Dina ko jàpp dina ko yóbbu prison. Hey, ça c'est pas Nar Diop. Toi tu as tué Mariam et la justice t'a laissé sortir comme ça. gaatal fi nga jóge laa bëgg nga dellul mu gaaw. tonton waxala sa dof bi maa ngi dem sport moom mu dem di ma gàddul ay coups na nga fexe ba lu ma dal ak yow la. Reste ici là. Tu vois, tu as tué ma femme. Laisse-moi. Attends, je viens. xam nga yow ma la yëgee du ma sa morom est-ce que yaa ngi may dégg. Laisse-moi. dama sopp waaye puusal li may ma jàpp. Laisse-moi. demul benn sport Naar Diop moo ko woo yaayam bu bëggee gis doom na ñëw ba ci kër gi xam na fi kër gi nekk mais kii moo mënul romb di génn buntu kër gi. Yaa ma. tonton day fen damay demee sport. ngay damay fen sport ko ci biir kër gi tonton dafa am loo xam ne xel nangu ko ba koy àttan waxatuma laa nag di ko tal kii dem mënu fay nekk ne day xaru ba ñëpp tiit tey mu xëy dégg na yaay ji génn mu ne day dem entraînement xel àttanu ko day sport na ko sport ci biir kër gi waaye fii du fi génn. j'espère que cours bi du mën nga ko gàddul. gis nga bés a ngi ñëw cours bi yow laa koy gàddul kéwee bés bu ma la mandilee ci kër gi di nga ma wax yow di ngay dox lan la.
Naar Diop du yaama man la joor. et voilà gis ngeen panique à domicile naar génn na prison kër gi jaxasoo ñëpp seen fit rëcc kenn ku nekk di paniquer mu am nu muy demee saa su ne ngi gis ni film bi ba léegi mooy ni mu leen ko waxee scénariste bi lay jaajëfal ndax mu ngi ci fil conducteur bu doy waar bu jub koj loo xamante ni amul benn faille mënut a ñàkk nekk mu am ay quelques trucs yoo xamante ni nit ñi mën nañ ko bañ a comprendre mais nag ci scénario lay dépendre léeg-léeg noonu lay demee saa su ne mooy li may wax rek film moom boo koy seetaan saa yoo tàmbalee film bi nga xam fi mu jëm jaratul sax ngay seetaan film boobu quoi saa yu ñu la tegalee benn film da nga war di ànd ak ki nga xamante ni moo bind film bi di scénariste bi nga ànd ak moom di seetaan mu lay dugal ci ay ruq di la génnee di la dugal ci ay ruq ngay ànd ak moom di dem muy am ay affaires yu nice yoo xamante ni yaa ngi koy suivre di ko bàyyi xel ngir mën a xam fan la ñu jëm waaye suñu problème ñun sénégalais yi mooy toujours dañuy yàkkamti xam naka lay mujjee loolu mooy tax sax duñu yóbbu suñu moyen ci compréhension yu rëy yi ba tax na ñu ngi leen di invité ngeen continuer di seetaan di continuer di commentaire lii di Madior ak Dior ba ngeen dem ba ci njombaxtal bi xam naa ni saison 2 bi balaa moo jeex di ngeen am secret yu bëri yu ngeen xam léegi-léegi wan nañ leen sànq ci ay histoire yoo xamante ne histoire u Pape Birahim wax yi muy wax am na loo xamante ni Rama Diop jiñoon na ko comme quoi que ne dafa am benn ndaw su mu ëmbaloon loolu andi na leen ci quelques extraits ngeen xool ko ba xam loolu naka la demee loolu nag dañ leen andiwaat rek ci seen i paroles yoo xamante ne artistes yi seen biir ñu ngi koy wax yaa ngi ci am yoo ciy comprendre yaa ngi ci am yoo ci xam yoo xamante ni doo ko comprendre mais noonu lay demee film la réalité la lu bari la à vous de juger yéenay xool ba xam lan ngeen ko gisee noonu lay demee ci Madior ak Dior ay link la film la fiction la réalité la lu nekk mooy xew ci biir histoire la boo xamante ni histoire de famille ñetti seex yi histoire bi di dem ba léegi amaguñu benn lu ñu leer li nga xamante ni ñoom ak seen alal ñoom ak seen taxawaay gisanteeguñu xamanteeguñu te loolu lépp dina ñëw avant saison 2 bi di jeex li nga xamante ni mooy scénario bi soo ko toppal di jéem a andi sa gis-gis di xam film bi fan lay mujjee da ngay juum kon donc film lañ la tegal film boo xamante ni il faut que nga am benn niveau de compréhension bi pour mën a comprendre secret yi lalu ci biir yëpp mais bul seetaan pour seetaan sénégalais bi nag day yàkkamti xam fu muy mujjee day yàkkamti xam lan moo ci topp ba tax na du tal sax jéem a andi compréhension ci niveau boobu noonu te film moom saa yoo koy seetaan nga seetaan premier épisode wala 2 épisodes nga xam fi mu jëm jaratul sax nga koy seetaan lii di Madior ak Dior tel n'est pas le cas kon donc nañ leen ànd ak yéen saa su ne di xam fan la scénariste bi jëm ak ñun jël nañ point de départ nag arrivé bi moo ci des te incha allah dinañu arrivé ñun la ak yéen ci biir Pikini Production saa su ne ngir dab seen i bànneex